internet yi aman mbégte di ànd ak yéen ci seen site bii di actuthies.com dal leen ak jàmm ci seen journal de la semaine ñu jukki leen li si gën a fës. jaaykat ya nekkee fële ca garage bu Diassab ñoom ñu ngi ñuy xamal rek ne ci ay jafe-jafe rek lañ nekkee ci bile garage loolu tax ñuy tàllal loxo kii di nguurug Sénégal ngir mu jàppale leen. wàllum jàng ak jàngale mi daañ ci wax ak kuréel gii di Archipelago ci ab lëkkaloom ak chambre de commerce bu Thiès ñoom nag daal dinañuy amal alxames bi ñu génn jeexantalu tàggat buñ doon tàggat ndaw ñi ci wàllum yarub ginaar foofa ca Touba Pe. ONG Allemagne bi di Aspire association Stenos Fanos aux initiatives locaux ñoom nag jàppale nañu hôpital 10e bu nekk fii ci Thiès benn table d'accouchement électrique daal dinañ leen koy rek jëbbal alxames bi ñu génn. découverte demoon nañu rek seeti ñii di yëngu ci wàllum fecc mi ñuy woowee break dance nekk fii ci Thiès. tàggat yaram la ñuy jeexalee yile xibaar ak école de basket bi di Espoir basket club nekk fii ci Thiès ci bile école nag njiit yi ñu ngi ñuy xamal njariñ bi nekk ci sport étude. mbokk yi lii mooy li gënal fës ci xibaar yi nes tuuti ñu faram fàcce ko. mbokk yi comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen xibaar yi dañu koy dooree foofu ca Diassab arrêt ba fa nekk ñu gën ko xam ci garage u Diassab mu nekk nag ab bërëb boo xam ne ay jigéen ñoo fay rek daal di daje ngir daan seen doole. waaye bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ñu ngi ñuy xamal ne bi la liggéey moom ay jafe-jafe rek lañ ciy jànkoonteel bokk na ci ab doodaan bu ñuy ñaxtu ay at yu baree bari ñu déglu leen ci reportage bu Gora Mbodj. garage bu Diassab nekk ci yoon bi bàyyeekoo Dakar jëm Saint-Louis ñu gën ko xam ci route nationale 2 ci garage bi li ñu fa nemmeeku ay jigéen ñu takk ba dëgër di yëngu ci wàllum jaay mu nekk ñu farlu lool ci wàllu wile maanaam jaayum mango banaana clémentine ak yi ni mel ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu Yacine Dieye mi ngi xamle ni jaaykat yi le sonn nañu lool. 7 heures ba 6 heures ñoo ngi fii di daan suñu doole waaw jëluñu ñaqu kenn nag waaw dañuy ñaq rek tedd pour dellu ci suñu njaboot lii nag mooy suñu liggéey bu ñu jeexee orange ngi ñëw bu orange jeexee leneen a ngi ñëw ñii ngi jaay ndox ñii ngi jaay gerte ñii ngi jaay mango ñii ngi jaay mbuus pour bëgg a tedd waaw gisuñu loxo kenn nag fii benn loxo gouvernement gisuñu ko fenn fii bu ñu jàppale. ba tey kii di Kiné Sarr mi ngi ñaxtu ay jafe-jafe yu ñuy jàkkoonteel ci liggéey wi de. wax dëgg yàlla suñu liggéey bi moom métti na trop waaye nag amuñu ci pexe ndaxte njaboot nañu te ñun jigéen ñi xam nga ku ne xam ne jigéen ñi yor kër yi te ne période mango bu jeexee ñoo ngi dem ba Sindia di wuti mandarin di dem Ndoyeen Pël te ginnaaw si Boxutaan di fa wuti bagage bu nu àggee ñun ñoo yéegal suñu bopp ci mandarin yi di dagg xam nga loolu métti na yaa ngi dajee jaani yaa ngi dajee xulóor yi yaa ngi dajee lépp waaye lépp bëgg a tedd rek bëgg a jàppale njaboot bi moom dong ñu tax di sonn fii xam nga chaque jour ñu jooy dóor daan jooy nañ dóor daan ba sonn jooy nañ dóor daan ba sonn am na ci maire boo xam sax gëj naa jaay si ndaxte fi ne def di jaay ni tali bi dafa xat benn jakarta moo ko fil fii ba tànk bi dem mi ngi dëkk Daara Touré boobu ba te ngeen jaay si waat xam nga ñun li ñuy def risque la ndax oto yi fi duñ teggi seen tànk. mu nekk li nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel saa su ne jaaykat yi leen ñoo ngi ñaxtu seeni ay jafe-jafe te di sàkku ndimbal jëmale ko ci gouvernement bu Sénégal. gannaaw loolu tamit daañu wax ci wàllum njàng mekk njàngale mi gannaaw juróom benn weeru tàggat kuréel gii di Archipelago ci ab lëkkaloom ak chambre de commerce bu Thiès ñoom nag daal dinañu rek amal alxames bi ñu génn yamoo ñaar fukki fan ak juróom ci weer bi ñu nekk ab jeexantalu tàggat ñi koy dippee rek certification ci ndaw ñi ñu doon tàggat nag jëmale ko ci wàllum yarum ginaar foofu ca Touba Peku ñu teewlu Ibrahima Bodian nekk ab jàngalekat ci bile kuréel ci micro bu Forolatine. Aujourd'hui, c'est la journée de certification. Une certification qui a démarré depuis hier pour la deuxième cohorte dans le cadre de la formation Archipelago, c'est-à-dire une formation que la Chambre de commerce de Thiès, en collaboration avec le CAP NFF de Touba Pekouk, des apprenants qui avaient terminé leur formation. Et là, ces apprenants-là sont en position de certification afin de pouvoir obtenir le diplôme de fin de formation. Comme vous l'avez constaté quand vous êtes arrivés, le déroulement de la formation, ça s'est bien passé. Là aussi, on peut dire que c'est une répétition qui est là, puisque la certification qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y avait tant d'épreuves similaires qu'on avait réalisées dans cet établissement pendant la formation.
Donc aujourd'hui, les apprenants sont en position de certification et cette certification-là, on avait jugé que c'est abordable puisque c'est une chose que ces dernières-là ont déjà fait. bis bi ñu weesu yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weer bi ñu nekk ONG allemande bi di ASPAI andi na ay jumtuwaay foofu ca hôpital 10e bu Thiès bokk na ci yile jumtuwaay ab table d'accouchement électrique ngir rek jàppale leen ci luy jëmale seen liggéey kanam Ndeye Fall nekk ab maîtresse sage-femme ci bile hôpital mi ngi ci àddu ci micro bu Abdoulaye Ndiaye ak Amadou Diallo. Le don là c'est venu à son heure ñun centre de santé lañ nekk 10e suñu capacité d'accueil dafa yaatu yemuñu suñu cible kese fu nekk la nit di jóge di ñëw di accoucher fii donc bu ñu ñëwee dool ñu beneen table d'accouchement lu neex la lu ñuy rafetlu la lu ñu di leen ci sant di leen gërëm parce que médecin chef bu fi nekk lu jëmale hôpital bi kanam moom la bëgg parce que boo leen gisee maternité bi melu woon nii temps yi rek la ko réfectionné commencé jënd ay matériel donc bu beneen matériel ñëwee dollu si ko ñi ngi leen ci sant di leen gërëm comme li ngeen wax ne hôpital 10e nit ñi dañ koo naw Thiès accueil bi sage-femme yi fi nekk ñu xarañ lañ accueil bi baax na moo tax malade yi daw duñu wut si donc dañu war a am matériel boo xamante ne malade bu ñu ñëwee dinañu gën a ndaw li ngeen wax dinañ yokk suñu ngóora ci liggéey bi gën a góorgóorlu bu ko defee yu mel nii du fi mën a ñëw parce que ñun bu ñu amee matériel bu ñuy liggéeyee rek ñun dañuy gën a sawar te dinañ gën a góorgóorlu. découverte demoon nañu seeti ñii di yëngu ci wàllum fecc mi ñuy woowee break dance nekk ab activité bu ñu ràññee loolu ci réewum tubaab yi waaye nag fii ci Sénégal ndaw ñi ciy yëngu ñoom jàpp nañ ne rek dañ ko daal di doyadal te moo na day bokk na ci liy jëmale kanam développement wu dëkk bi fii ci Thiès nag ndaw ñi ciy yëngu ñoom gisuñu benn yoon ku leen jàppale ñu teewlu leen ci micro bu Mbaye Seck. break dance boo ko dee dégg li mu ëmb dafa bari. parce que break dance ëmb na presque li ñuy wax danse yëpp mu ngi ci biir parce que boo gisee nit kuy def break dance lépp di nga ko gis ci moom di nga ci gis traditionnel xam nga di nga ci gis mouvement taekwondo mouvement boo xalaatul lépp mu ngi ci biir break dance. dance guru moo nekk nii fii lañ ne fii la ñuy entraîné ci agora bi man b-boying laay def break dance à la base comme ni ko gars yi di waxee quoi mais. Je fais aussi d'autres danses comme la danse contemporaine, des créations, affaires yooyu maa ngi ci ay compagnie comme lu mel ni Urban Art mooy sunu compagnie mais ñoo ngi ci yeneen tamit booy ñoo leen di entraîner man fii la ñuy nekk le soir le matin on est au niveau de la centre culturel régional de Thiès fa la ñuy nekk di entraîner. Tey lii luñ ci mën a wax bëri na quoi parce que tey boo xoolee rek déjà boo ñëwee boo xoolee di nga gis y a plein de trucs yoo xam ne mën na la ko wax tey jii nii tey ñun danse tey man nu ma ko mën a définir nu ma ko mën a waxee man ça dépasse mënu ma ko expliquer lu bëri la ci man quoi parce que j'ai beaucoup laissé à cause de la danse. tàggat yaram la ñuy jeexalee yile xibaar ak école basket bi di Espoir basket club nekk fii ci Thiès boobule école nag nekk na école boo xam ne ndaw ñi fa nekk dañu rek daal di bëgg li ñuy def waaye ñii di seen njiit ñoom jàpp nañ ne lii di sport bi warul yàq benn yoon lii di seen jàng ñu teewlu leen ci micro bu Amadou Diouf Saw. li mën a wax Espoir basket académie centre la boo xamante ni dañuy former ay joueurs ay débutantes perfectionnement joueur et en même temps club la boo xamante ne club deuxième division la dañuy compétir en D2. waaw bi ñuy avant ñuy créer Espoir donc amoon na club bu fi nekkoon y avait Ngiraan basket club moo fi nekkoon donc fi laa nekkoon doon liggéey ak Ngiraan aussi que je salue en passage ñu doon liggéey fii par la suite Ngiraan basket nekkatu fi donc ñu créer Espoir académie. le jeune soit day def étude sport. day jàng en même temps de basketaale topp jàngam ak basketam parce que cadre professionnel dafa yaatu du basket rek jàng mi si la bokk waaw am na élèves yoo xam ne fi dañ nekk am BFM am bac boo amee bac après boo amee chance am préinscription wala nga am université européenne wala États-Unis wala Japon comme ça mën nga am chance nekk ab joueur professionnel ah c'est possible. la petite catégorie ça veut dire di initier xale yi ci basket di def perfectionnement au début c'était ça l'idée
donc première année yi dañ doon def initiation ñi nga xam ne mosuñu def basket def perfectionnement ñi nga xam ne doon nañ def basket mais ils ont eu des lacunes si 2 ans yi ci loolu lañ nekkoon mais cette année-ci Espoir dafa engagé wu en compétition nationale en D2. mbokki internet yi li moo nekkoon seen journal de la semaine ki leen ko doon dëgtal di Nogaye Gaye ci xarale gi Mame Cheikh Diaw ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.